l'information en temps réel. www.senegal7.com, le roi de l'information en temps réel. Suivez-nous sur YouTube, Facebook et Instagram. Téléchargez l'application. dal leen ak jàmm mbokku internet yi nga xam ni yéen a ñuy suivre fii ci Sénégal 7 ci seen émission sama réew comme ni ma leen ko doon waxee ñuy taseeg yéen tous les 15 jours àjjuma bu jot bu 20h jotee. tey nag comme ni ñu ko daan defee benn invité la ñu am mu di imam Dramé ñëpp gën koo xam ci diine waaye itam di yëngu ci politique imam ñoo ngi lay dalal ci émission bi sama réew. asalaamaaleykum wa rahmatullah Abdou Khadr ñoo ngi lay fay di nuyu sénégalais yëpp fu ñu mën a nekk di nuyu kilifa diine yëpp moo xam diine ju ñu mën a bokk rek moo xam diine islam la wala diine christianisme parce que ñaari diine yooyu ñoo nekk ci réew mi di nuyu kilifa aada yi ak mboolem sénégalais yi ñuy seetaan fu ñu mën a nekk surtout di nuyu ñu nekk ci hôpital yi nga xam ne tey ñu ngi seeni lal hôpital tëdd ak ñi nekk ci prison yi parce que ñooñu ñëpp ci réew mi lañ bokk di nuyu administration bi yëpp ak classe politique bi ñëpp rek di nuyu bu baax sama waa réew sama waa dëkk nag particulièrement Andoulaye maa ngi leen di nuyu waa Jaamal parce que man foofu laa bokk ak Pire ñooñu ñooy sama cosaan. Pire am ngeen gàndaam waaw ngeen tuddi incha allah incha allah Abdou Khadr. jërëjëf imam jërëjëf aussi suñu mbokk internet yi nga xam ne yéen a ñuy suivre dañ koy commencer rek di jaale toute la umma islamique waaye rawatina la communauté mouride gannaaw bi ñu ñàkkee ki nga xam ni moo nekkoon xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall di Serigne Cheikh Jëmb Fall moom fi bàyyi ko fan yi jàll di ñaan suñu borom jéggal ko te teeru ko ci àjjana ya gën a kawe. imam mu nekk une grosse perte ak perte ki nga xam ni moo di Alioune Badara Cissé nekkoon ancien médiateur de la République moom itam mu defoon liggéey bu am solo ñaari perte yooyu ñu am waaw te ci diine ji lañ bokk waaw ci réew mi lañ bokk ci diine ji lañ bokk parce que ku xam communauté mouride buñ ne mouride rek dañuy wax Baye Fall waaw parce que Cheikh Ibra Fall bokk na ci ñiy jàppale Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul ba mission yomb bokk na ci kon tey jii ku wax yoonu murit rek wax Baye Fall ñu ngi profité di jaal xalifa bi nga xam ne wàññeeku na di ko jaal réew mi yëpp di ko jaal Sénégal di ko jaal Serigne Mountakha waaye di ko jaal communauté murit bi yëpp di ko ñaanal yàlla fa mu jógee ak fa mu jëm yàlla na dee nekk noflaayam parce que ñoom seen dund yëpp ci liggéey lañ leen xam rawatina nag liggéeyal Serigne Touba te liggéeyal Serigne Touba mooy liggéeyal yonent bi salaay sallam mooy liggéeyal yàlla waaw kon ñu ngi koy jaal réew mi yëpp di jaal Alioune Badara Cissé man maa ngi koy jaal réew mi yëpp waaye di ko jaal sama bopp parce que man sama xarit la woon man daawuma toog presque semaine bu ñu déggantewul sama xarit la woon te daan nañ wax ci lépp nag maa ngi koy jaal réew mi yëpp di ko jaal ay mbokkam di ko jaal classe politique bi yëpp Sénégal ñàkk na ku mag Alioune Badara Cissé un intellectuel multidimensionnel di nit koo xam ni vraiment Sénégal jariñoowuñ ko nag malheureusement parce que genre Alioune Badara Cissé yi dañ doon déranger parce que dañoo gëmoon seen bopp nekkoon nit ñu honnête di wax seen xalaat te Sénégal boo fi melee noonu malheureusement duñ la jariñoo Sénégal intellectuel yi moom seen bopp réew mi jariñoogu leen te Alioune Badara Cissé mii ci la bokk tax man li may wax xam naa ko parce que man dama ko xam lu jiitu mu yor benn ndomba tànk ma xam ko it bi mu yoree ay ndomba tànk ñu daan waxtaan ci lépp maa ngi koy jaal ku mel ni Assane Mbaye bi dëkk Kébémer di ko jaal ku mel ni Khalifa Dia ñi may wax ni ñu ngi ci département Kébémer xam nañ ma Alioune Badara sama ñëw na ba Andoulaye seet si ma Ibrahima Diallo sama xarit la moom it te ñii ñëpp may wax APR lañ bokk xam nga man APR dama leen a xam nag boo gisee ma ñeme leen dama leen a xam loolu mooy dëgg parce que dama ànd ak ñoom ñu xeex ba jot nguur ma gis ñu trahir ma bàyyi leen moo tax ma ñime leen waaw kon maa ngi koy jaal tamit président Macky Sall parce que wax dëgg yàlla àndandoom la woon donte nag ni mu ko waroon a teeweewu ko noonu loolu mooy dëgg malheureusement tey ñi toog plateau yi di tagg Alioune Badara Cissé ñooñu ñoo ko doon attaqué naan dafa arrogant parce que ñun nekkuñu ci ay calcul politique wala di wax pour lu neex kenn ñun dépassé nañ niveau boobu ñun ñu ngi wax li ñu gis li Cheikh Hadji Abdou Aziz Dabakh daan wax sama sëriñ daa wax naan nit il faut ñu yàllu la wala ñu béral la nit ak julli la dañ lay wax ci kaw rek wala ñu wax la ci suuf
ñun nag nekkuñu di wax pour kenn kontaan ñun dañoo buñ toogee fii ne naru ñoo wax dëgg yàlla buñ fi toog Alioune Badara Cissé dañ ko diaboliser woon biñ koy dàq affaire étrangère dañ ko tuumaal lu toll ni dorog ñu tuumaal la ko te amuñu ci benn preuve xëy dàq ko yàq deram mu nekkoon lu ñaaw korog bi affaire bi amee choc la ko def bi ma demee seeti ko këram mu ni ma imaam man lépp lu ma nit mën a xañ lu dul bëgg Serigne Touba xañoo goo ma dara baat boobu dafa bokk ci li ma jàpp ci moom murit pire la woon jullit pire la woon man xamoon naa ko bu baax jaxasoo ak moom yaakaar naa sama portable su ma ko taaloon message yi ñu mujjee wax man ak moom message yaa ngi fi ba léegi effacé wu ma ko affaire Sonko bi rek gis nga ni mu ci taxawoon am fit góor nit da ngay am ngor ak fit parce que réew mi lu fi waay def dinañ ko waxaat lu fi waay di wax def na leer lu fi waay di def tamit na leer parce que dara jaru fi jaay sa ngor wala jaay sa bopp kon Alioune Badara Cissé Sénégal ñàkk na nit ku rëy mënoon naa toog di wax ci moom ba suba parce que man dama waxantu waaw man lu ma gëm laay wax xam naa ko bu baax a baax te bëgguma sax ndax suñ duggee sax mën na yàq sama émission parce que damay wax ak émotion te tey réew mi am na yeneen yu ñu war a mën a gën a wax di ko ñaanal daal fa mu jëm yàlla na ko yàlla xaari aljana te teeru ko def nañ ci moom hommage mais fii ba dañ koy defal hommage duñ jóg di ko defal hommage di ko ñaanal parce que c'est un intellectuel multidimensionnel waaw di leen ñaanal suñu borom yokk seen i leer waaye itam di jaale Cheikh Asta Fall moom itam Baye Fall la ak Soxna May Cuun suñu Cheikh Jëmb Fall lu may seede ci moom rek ku déggoon ndigal la ci Serigne Mountakha gis nañ sax xalif bi nga xam ni moo ko wuutu Serigne Modou Mbenda Fall moom bi ñu ko waxee que ni mooy wuutu Serigne Cheikh Jëmb Fall dafa dem jébbalaat boppam ki nga xam ne moo di Serigne Mountakha mu nekk acteur d'allégeance boo xam ni bu ñu yàgg a gis ci yoonu murid la waaye imaam beneen actualité boo xam ni sonal na Sénégalais yi mu di hausse des prix des denrées de première nécessité mu di wàllum dund gi lépp a cher ñëpp a ngi ñaxtu gouvernement am jot na cee àddu ba am na yenn ci ay milliards sax yu mu nangoo perte ngir fexe ba dund gi mën a yomb loolu en tant que citoyen te nga gis askan wi di dund yu demee noonu te ñu amoon ay diggee maanaam ay promesses yoo xam ni waxoon nañ ko ngir rek fexe ba dund bi mën a yemb ci Sénégal tey mu dem ba mu cher kilo suukar sax léegi 800 francs lay jar am na ñu koy jaay 750 ban commentaire nga ciy def waaw commentaire bi ci sénégalais yëpp def mooy réew mi képp koo xam ne ni as gor nga tey jullit li wolof naan sikki ma lakkandoo loolu la wolof wax fi mu ne réew mi amul fenn foo xam ne nii foo laal day metti réew mi espoir amatul yaakaar moo amatul ci li fi nekk parce que gis nga nit mën naa ñàkk lu nekk ba mu des ba mu ñàkk yaakaar nit buy jaamu yàlla sax dafa yaakaar àjjana réew mi fee tey dañoo am désespoir ci régime bi fi nekk parce que li ma gëm man pour résumer ci Macky Sall ak nguuram bu dee dañoo bëgg dimbali sénégalais yi te naxuñu leen Macky Sall conseil économique et social ban njëriñ la amal Sénégal danga jàpp ne amul njëriñ non yow sax xam nga ne amul njëriñ ah non yow yaa mos a gis benn problème am ci réew mi ñu ne conseil économique et social moo ko réglé amul amul man li may wax ay fee la haut conseil la xawma ban njëriñ la amal réew mi te loolu ay mos ngaa gis benn problème bu am ci Sénégal ñu ni ko haut conseil la xawma moo ko réglé amul kon réew mi Macky Sall bu fekkee ni nga jàpp ne amul beneen liggéey bu ñuy def ci suuf amul benn liggéey bu ñuy def lu dul encaisser xaalis amuñu liggéey bu ñuy def lu dul encaisser xaalis man maa la wax lii parce que réew mi tey buñ demee ba lépp yokkandoo ñu bëgg koo jiiñ mbas mi du mbas mi train de vie état bi moo cher defuñu ay priorité Sénégal dara ñàkku fi Sénégal réew mu ndaw la 20 millions d'habitants matuñu ko nit ñi bariwuñu boo demee tey réew mu mel ni Égypte ñu ngi ci ay 100 millions d'habitants te nit xiif amu fa Sénégal ab xiif moo fi am tey nit ñi bu ñu añee duñu reer lii mooy dëgg il faut ñu wax loolu Macky Sall mu dégg ko Macky Sall am na solution mais loolu ndax mbas mi yokku ko ndax bu mbas mi dikkee dafa mel ni yëpp dañ ko yokk transport beeg ni ñuy indee mbas mi bokk na ci waaye boo nekkee situation crise da ngay changer sa train de vie loolu jarul jàng économie pour xam ko réew mi metti na mbas mi ñëw na nañ tas conseil économique social xaalis boobu ñu jël ko def ko ci denrées nécessités yi mu wàcc parce que nag Sénégal tey loolu rek mooy solution bi mënatoo leb parce que nit ñi wóolootuñ la adduna bi yëpp fi ne nii ñu ngi ci seen bopp ñoom talatuñ la France gi la daan lebal moo la ëpp problème Amérique la ëpp problème Europe tey gis nga États-Unis tey ñu ngi ci ay inondation yu metti Espagne la fa am kon
nañ dellu ci priorité yi Macky Sall moo waxoon ni moom bu faloo ay ministre am duñ passé 25 non moo ko defoon fii promesse na dàq ministre yi wàññi leen yaa ngi dégg Macky Sall am na solution bu ko bëggee. jàpp nga ni loolu mooy régler. non amul leneen li koy régler nag lii may joxe ni ay solution la mooy mu wàññi train de vie wu état bi ñi nga xam ni dañuy fayee ko alalu réew mi te amaluñ njariñ réew mi ñu dem liggéeyi ñu nangu seeni salaire moom ci boppam mu wàññi commencé par moom mu wàññi train de vie. kon am na ñuy fay ci réew mi te amuñu njariñ réew mi. waaw yow fii ñaata nit ñoo fi am ay salaire fictif loolu yàgg na fi loolu depuis PS mu ngi fi Sénégal am na fi ñoom liggéey dañuy toog rek weer dee ñu leen di fay. ah oui yow tamit loolu wax ko loolu Sénégal yëpp xam nañ ko sax loolu du information am na fi ñoo xam ne xam lu ñu leen di doyee. mobilisation ci wàllu politique te weer wi dee ñu fay leen. loolu garaaw na de. loolu nag Macky Sall indiwu ko fi bu dee dañuy wax dëgg rek. parce que man nekkuma man ci parparloo yi Sénégalais yi ne man Macky Sall moomu ma Abdoulaye Wade moomu ma Abdou Diouf moomu man je suis Sonko it moomu ma. man je suis libre pour wax sama xalaat. loolu yàgg na fi depuis Sénégal nekk Sénégal ba tey. am na ñuy fayeeku ci nguur te liggéeyuñu Macky Sall nag li tax mu waroon ko fay jëlee moom moo ne woon rupture parce que Abdoulaye Wade li ñu dal yëpp Abdoulaye Wade daf ci am responsabilité te dinañ ci ñëw. mais Macky Sall dañu woon moom du ñëwee da koy changé dañu woon rupture bonne gouvernance loolu moo tax ñun mënuñ koo tolérer dara parce que moom dañu woon bu ñëwee loolu yëpp da koy changé mais bi mu ñëwee dafa yées parce que bi mu ñëwee train de vie état bi daf koo gën a yokk tey Sénégal dette yi mu amoon ci jamono Wade dafa triplé dund bi lu daan jar ñaar fukk tey mu ngi ci ñeen fukk lu daan jar téeméer mu ngi ci ñaar téeméer léegi nag buñ àggee foofu buñ defati calcul politique jaratul calcul politique delluwaatal réew mi la joxoon doole ji peuple bi moo yor doole ji delloowaatal peuple bi li mu moom mooy nga wàññi sa train de vie yi nga xam ne ay nécessité la nga def ko yi dul nécessité nga bàyyi ko man su ma amee conseil bu may jox Macky Sall moom laa koy jox ak xol bu set wecc nag di wax ni nag bu fekkee defu ko opposition bi tamit xaaruñu ci ñoom ay discours rek opposition dafa am lu leen loi may li leen loi may nañ ko def mooy woote ay marche pacifique. loolu dinañ ci ñëw parce que même ñoo lank sax kon le collectif ñoo lank daal dinay amal benn conférence de presse tey doon rek naqarlu njëg gi ni mu yokkoo ak ba tey li nga xam ne moo di liste électorale yooyu wax nañ ci ba tax nañ sax dem nañ bay oote benn rassemblement le 10 septembre incha allah ajjuma bi ñu dëgmal loolu ak rassemblement yooyu ak conférence de presse yi ndax dina tax daal mbir mi wàññeeku mën na wàññeeku bu baax a baax état pression rek la ragal ah oui état amul leneen lu mu ragal lu du rapport de force coalition bi ñu teg nii li ñuy xaar ci ñoom tey mooy ñu teg Macky Sall ay pression bokk na ci li jiitu ci pression yi. daan ci ñëw yaa ngi dégg. mooy ay marche pacifique parce que marche pacifique constitution bi moo ñu ko may. bu fi kenn wax naan mbas mee tax parce que waa APR ñu ngi rassemblé wu. barki dem gis naa Kaolack yónnee nañ ma vidéo bi. ñu ngi ciy profité di mastaw ku mel ni Aji Ndaw benn femme la boo xam ni dañ koo dóor ba toj bëtam. mu nekkoon ci diaspora bi bokkoon Pastef nekk foofu. man xam naa ko bu baax. mu dem di marche ñu jàpp ko dóor ko ba toj bëtam loolu yëfu banditisme la loolu du affaire état du doxee noonu te loolu ñi ko def man dama gëm ni bokkuñu police dañuy mbubboo police mais bokkuñu police parce que ci biir police am na ay patriotes yu fa nekk yu gëm réew mi. moom dëgg la man kenn moomu ma di li may wax ni dama ko xam parce que dama cee xam ñu ma xam ñu gradé ci biir police nekk ñoo xam ni ay ñooñu kenn mën leen a def loolu lu jaaduwul. mais am na ñoo xam ni dañ leen a takkal tëni mais mérité wuñ sol tëni parce que nit koo xam ni jullit la di gor nga jàpp ko di ko humilier loolu bu dee ab sénégalais nga waroo ko def Sénégal ñun xamante nañ fii ay chrétien kii jullit rek a fi ne am na loo xam ni xaju fi loolu moom porté na plainte te jàpp naan dina ko topp mais man Imam Dramé maa ngi lay mastaw devant les caméras parce que xam naa ni metti na dañ ko dóor ba toj bëtam muy lu ñaaw loo xam ni warul am ci Sénégal te liñ ko doon tere waa APR ñu ngi koy def waa APR ñu ngi marche man yónnee nañ ma vidéo boo xam ni Kaolack ña ngay rassemblé wu moom mu ànd ak juróom-ñaari nit di rassemblé wu ñu dóor ko ba tëj bëtam loolu injustice la te loolu ministre de l'intérieur daf cee war a wax ñi nga xam ni ñoo ko def ñu identifier leen teg leen ay sanctions yu dures parce que Sénégal warut a doxee noonu loolu maa ngi lancé un appel solennel le ministre de l'intérieur yaa ngi dégg na dugg ci loolu ñu def ci ay enquêtes ñoom police lu ñu bëgg a xam mën nañ ko xam
parce que police bu professionnel lañ am. bu ñu yàq suñu image yu police. police ak gendarmerie ñooñu nekkuñu fi pour ay Macky Sall wala pour Ablaye Wade. ñooñu république lañ fi nekkal. yaa ngi dégg nañ leen garder seen image bu ñu dugg ci politique politicienne. c'est important. waaw c'est important mais léegi nag opposition bi li ñuy xaar ci ñoom. mooy ay marche pacifique ñoo lànk ñu ngi leen di encourager. parce que li ñuy wax noonu man d'accord naa ci te man maa ngi ci biir. parce que man fépp fu ñuy xeexalee Sénégal man bokk naa ci ñu bëgg a taxaw ca kanam. di wax ni képp ko xam ne réew mi rek moo la ñor tey. Sénégalais yi rek ñor la avenir réew mi ñor la. marche la ñoo lànk bi yaa ci war a jiitu. parce que marche ñu pour utiliser benn violence dañuy marche pour ñu wàññi dund bi. te Macky Sall am na moyens yu mu ko wàññee. te état dara mënul tax mu dellu ginnaaw lu dul rapport de force. kon ñoo lànk ñu ngi leen di encourager. di leen wax ni nañ jaar ci yoon yi ñu war a jaar yi leen loi yi may. te kenn warul interdit marche bi parce que lu pacifique lay doon. te république bi moo ko maye loi yi moo ko maye. alors marche bi lu pacifique lay nekk mais leneen loo xam ni jàpp na ni jamono ji ci askan wi pacifiqueul maanaam mu di mbënd mi nga xam ni moo ngi leen di sonal am na ci ñenn ñoo xam ni sax jot nañ cee ñàkk seen bakkan boo demee ba Touba am na ci lu tolloog juróomi xale yoo xam ne jot nañ cee ñàkk seen bakkan ndax mbënd mu métti yokk ci dund bi mu nekk beneen problème. waaw président ñu ngi ciy jox ay jéego ba tax na sax ci am na yenn ay dogal yu ñu jël ministre de l'intérieur wàcc na ci terrain bi jéem waxtaan ak askan wi tey problème inondation yi ñu ngi koy constater depuis presque yàgg na ci réew mi. lan moo war a nekk solution bi dëgg-dëgg. man li ma gëm mooy amuñu solution. waaw oui buñ nax suñu bopp. kon daal at mu jot dañoo nar a inondé. non Sénégal amatuñ solution nguur gi fi ne amatuñ solution. parce que mais ci jamonoy Wade aussi ne meekoo nañ loolu. inondation yi mais lu taxoon ñu jëlee fi Wade dafa amatul woon solution moo tax ñu jëlee ko fi indi fi Macky Sall. loolu mooy constat bi amul leneen Wade dañoo demoon ba gis ne amatul solution ñu sanctionné ko indi Macky Sall jàpp ne am na solution mais Macky Sall amul solution pour Sénégal parce que lépp lu ñu mës a wax gis nañ ni buñ demee ba ca cëppaandaw ga du nekk inondation yi ñaata milliards la ñu waxoon lañ ci def est-ce que am na solution li nga xam ni moom la erreur bi te loolu tamit Sénégal yi dañ cee war a am fitu am courage wax ko nit ñi jënd kër yi waruñoo di jënd n'importe quelle place. C'est important. te loolu responsabilité état la état moo warul bàyyi nit ñi di dëkk fu leen neex loolu tamit dañ ko war a wax yaa ngi dégg état lépp responsabilité bi état la parce que réew mu sérieux état def li mu war a def du bàyyi nit ki muy dem di jënd foo xam ne nii bu tawee ndox mi daf ko fay fekk nangu këram parce que réew mi li tax ñu jox état budget mooy pour ñu liggéeyal askan wi. nekk mbindaanu askan wi nag mooy lépp loo xam dafa nar a indi fitna yow yaa ci war a veiller loolu du am man li ma gëm mooy ñi ñu dénk liñ leen dénk xamuñu responsabilité bi gis nga affaire bi du ay privilège du ay yéeg ci ay 4x4 yaa ngi dégg ami garde corps mais dañ laa jox budget pour nga liggéeyal askan wi yaa ngi dégg mais li ma gëm mooy inondation yi bu dee ci Macky Sall lañ yaakaar ak nguuram at mu jot dinañ inondé parce que Sénégal defuñu ay priorité Abdou Khadir buñ naxante terre bi est-ce que priorité la ci Sénégal terre bi kañ yaa gis terre bi lu ko teree daw boobu ba tey kañ lañ waxoon lay daw mais li ngay lijjantee ab terre mais demal nga génne nit ñi ci mbënd mi te xam nga ni tey doo bàyyi ba mbënd mi ñëw ngay soog a jóg am nga presque hivernal kii lay nekk 3 weer rek lay doon bu nawet bi jeexee 8 mois yi nga am wala 7 mois yi nga am ci kanam nga toog ci def ci ay conseil des ministres yu sérieux nit ñi jóg ci avant mais dañuy def le médecin après la mort loolu mbiru politique la gis nga même daara yi ñu wax ne dañ koy wàññi nii fi mu ne ni bu élection yi passé day jógaat élection yi tax rek fi ne tiit nañ ak coalition bi taxaw ni moo tax coûte que coûte dinañ wut solution mais amuñu solution kon jàpp nga ni parce que réew mi malheureusement neexu te wax ñi ñu dénk réew mi duñ ay patriote bëgguñu réew mi te loolu commencé wul ci Macky Sall parce que réew boo ko bëggee mu jaral la nga réew mi gënal la sa bopp am réew mi te inondation yi li ma ci gën a naqar yi banlieue bi rek moom mooy inondé mais banlieue bi tey waaw mais foofu li ñu ci war a seetlu mooy est-ce que dafa am ñaari Sénégal banlieue bi mooy inondé ñi ñàkk ñooy inondé mais tey boo demee ci ñoom Macky Sall fa mu dëkk Mermoz amul inondation Sicap man fa laa dëkk amul inondation ville yooyu nga xam ne ay borom xaalis fa dëkk foofu dafa gis inondation mais ndax jàppoon ni léegi banlieue bi nga xam ne ñoom dañ leen a jàppee ay nit ñoo xam ni maanaam mais banlieue bi am na ay responsable yu fa dëkk tamit waaw mais loolu mooy joxuñu banlieue gëdd bi mu war a am
bu ñu naxante. man mi banlieue am naa fay frère am fay xarit samay sœur fa lañ dëkk. dama fay dem. mais ba gëdd gi ñu jox Mermoz jox ko Sacré-Cœur yaa ngi dégg jox ko place de l'indépendance bu ñu ko joxoon banlieue bi maanaam mbënd du fa am lii mooy dëgg. Sénégal mënul dox ci 2 poids 2 mesures. yaa ngi dégg réew mi bu ñu ko bëggee tabax il faut ñu xoolante ci bët ñu waxante dëgg ku nekkul ci dëgg ñun la nekkoo ci dëgg. man li ma gëm moom nguur gii fi nekk moom man amatuma ci ñoom yaakaar gëmatuma ni ñooy régler problème yi man loolu laa gëm. réew mi ku ko bëgg a tabax am ñeneen ñu bëgg a tabax itam ba tax ñoom itam ñu daal di dajaloo ci benn coalition bu ñu tuddee Yewwi Askan Wi mu du ñenn ci ku jëg politique gi ñu mën cee gis ñenn ñoo xam ne ay ténor lañ ku ci mel ni Ousmane Sonko ci mel ni Bougane Gueye Dany ak Aïda Mbodj ak waa PUR ñoom itam dajaloo nañ démb daal di signé seen charte coalition. waaw dajo boobu. waaw ban jàngat nga ci am. man de li ma ciy def njëkk a def mooy sant ku mel ni Khalifa Ababacar Sall parce que sonn na ci pour coalition bi am. di sant ku mel ni président Ousmane Sonko sonn na ci pour coalition bi taxaw. parce que yombul woon coaliser dajale surtout opposition ci réew mu mel ni Sénégal nga xam ni doole ji yëpp pouvoir bee ko yor. ku la neex jënd ku la neex jox xaalis mu bàyyi nga fexe ba dajale loolu yombul kon Khalifa Sall am na mérite. Ousmane Sonko am na mérite ña fa nekk ñëpp am mérite tamit li ci xaw a naqari rek mooy liñ ci mujjee gis PDS def ko loolu dinañ ci ñëw waaye di wax ni coalition bi dafa dekkalaat yaakaar parce que doomu aadama yaakaar rek la am ñun waxuñu ne Ousmane Sonko bu jëlee réew mi wala Khalifa Sall wala keneen ku mu mën a doon réew mi day soppiku mais dañoo am yaakaar Macky Sall mi dañoo amoon ci moom yaakaar ba jox ko réew mi yaakaar yàqiku na léegi nag dañuy amaat yaakaar moo tax bu ñu gisee lu ñuy tabax loo xam ne jàpp nañ ni avenir u réew mi bu ci doxee dina jur yaakaar dañ koy encourager. mais dañoo constaté ñoom ci bi ñu doog a commencé noonu. gis nañ daal benn xëloo am ci ba ki nga xam ne moo di Bougane Gueye Dany daal di génn Ousmane ki nga xam ne moo di Khalifa Sall moo topp ci ginnaawam xaw a négocier ak moom ba mu retourné waat. man daal début mel noonu tey jii li ma ci gëm. li ma ci gëm mooy képp koo xam ne fi mu ne nii réew mi la tax a jóg. te ngeen yow da ngay liggéeyal askan wi. te coono bi ñu teg askan wi yëg nga ni jaaduwul. jàpp naa ni tañ war ngaa mën a bàyyi say bëgg-bëgg. xam ni ñi ngay jëflanteel say nawle lañ ngeen ànd ci nawlonte man Bougane miinuma ko nii su ma gisoon du ma xam ci télé laa koy gis. mais nangul naa ni am na mérite parce que am na mérite mooy mu ngi xeex mu ngi am organam di def ay orientation yu leer pour askan wi. waaye nag Bougane tamit. il faut mu ànd ak nit ñi ci nawlonte li may wax ni man la engagé dama bëgg ñu waxtaan parce que ñun foofu lañ toll ànd ak nit ñi ci nawlante Bougane ña fa nekk ñëpp ay nawleem lañ lan lay buude ak lu war a xew ba muy buude mais tey jii dañu waxtaan bi ñu waxtaanee affaire couleur man xam naa lépp xam man dara ump ma parce que maa ngi fa woon démb mais tamit man boo gisee ma dem mais tamit en politique erreur boo gis rek dafay pay cash moom laa lay wax lépp lu gis nga couleur yi képp ku fa ñëw bokk ci coalition bi xam nga li nekk ci couleur yi avant ngay ñëw. non lii man maa la ko am na ñu ko xamul. leader ya fa nekk. am na da nga xam ne déglu mais rek moom Abdou su ko xamoon est-ce que dina ñëwee noonu. Abdou Khadir man dama rus a fen da ngay déglu rek man kenn ci ñoom jarul. mais les faits ba bàyyil ma daaneel c'est important tamit. parce que li may wax dama bëgg Sénégal yi dégg ko. man ay information laa lay jox yu wóor. mais man réew mi lu ma fi ump bariwul. parce que ñi yor coalition bu dee Ousmane la dañuy wax Barthélemy dañuy wax. yaa ngi dégg te ñu ngi may dégg te duñ ma démentir Bougane avant muy ñëw. di foofu xam na couleur yi fa nekk. xam na tout waaw nan ngay bokkee ci coalition te doo xam tur bi. mais bi ñuy waxtaan laataa ñuy tënk coalition bi moom fekkewu ko. non même bu ko fekkewul dafa am loo xam ni moom informé nañ ko parce que li tax ñu woo ko ba mu ñëw mooy am na information bi. mais après loolu après la. xam nga man bëgguma ñu focaliser wu sama émission ci Bougane li may wax bu gàtt la. mais tamit ci coalition bi la bokk te leader politique la mais bokk ci coalition bi. Bougane bu fekkee dañuy wax rek ñu teg fële calcul ña fa nekk ñëpp politiquement ñoo ko ëpp doole. ah non bul wax loolu. waaw bàyyil ma daaneel man li may wax man la engagé. mais imam dañuy gis Bougane presque moom rek. Abdou Khadre Sénégal da nga may bàyyi ma daaneel sama logique xam nga comme dañuy waxtaan. allez-y da may bàyyi ma daaneel sama logique. li ma lay wax ni ay fait la. Bougane musul dem élection fii Sénégal kenn pesé gul boppam xamaguñ lu muy pesé bu weesoo organu téléem la yor nee naa la di ci def liggéey bu rafet ñu rafetlu ko mais bu dee ci wàllu électoral doo tëkkale Bougane ak yenn parti yi nga xam ni parti bu mel ni Pastef nga xam ni dem na élection am na ñu fa bokk ñoo xam ne Bougane moo ëpp doole de.
Aïda Mbodj moo ëpp doole Bougane parce que waaw duñ benn non ci ay fait liñ mën a gis Aïda Mbodj dem na fi élection nekk député te àndut ak kenn nañ waxante dëgg. léegi man ñëwuma fi pour di attaquer Bougane dama bëgg nga déglu ma parce que man je suis pas là pour di attaquer ni man lu ma gëm la wax man Bougane moom keneen moom damay leeral dama wax ni Bougane bu bëggee ànd ak nit ñi il faut mu nawloonte ak nit ñi man nawloo maanaam nawloonte mooy la ñuy waxanteeg la muy waxanteeg nit ñi ci biirum nekk jarul ñëw ci mbooloo di manifester wu loolu kenn rafetlu ko man rafetlu ma mais amu ci droit gis lu ko naqar mu manifester waxuñu ne amoo ci droit mais am nga ci droit def ko mais nit ñi tamit am nañ droit wax seen xalaat loolu moo am na nit kenn moomul nit ñi loo fi def nit ñi dañ koy wax mais kon tamit nañ ko bàyyi manifester moom itam non moo tax ma ni la Sénégal dafa nekk ci yeneen i période yu dul benn nit coalition bii li ma la ci mën a wax pour wax bu gàtt bëri ko ci mbartal la xam nga bëri ko ci mbartal mooy boo poussé mu tàkk boo puusul mu tàkk man su ma doon souhaité Bougane di ko conseiller na ñëw bokk ci coalition bi ci biir parce que signé waaw na déglul charte sous réserve la signé wul lépp yaa ngi dégg na ñëw dugg ci biir waxtaan ak nit ñi xam ne ay nawleem ñoo fa nekk ña fa nekk ñëpp ay nit lañ ñoo xam dañu am lu ñuy représenté ci réew mi ay responsable te fële affaire couleur feeñu fa parce que bu dee PS ñëpp gis nañ vert blanc bi PS dañ ko am vert boobu couleur bu vert boobu ñuy wax PUR seen couleur vert la Pastef seen couleur vert la te maanaam mbir mi dafa dépassé affaire couleur tey réew mi couleur ay doykatul essentiel réew mi lii essentiel tey mooy ñu ànd def benn bloc pour guute gi réew mi nekk ñu génne ko ci te Bougane dañ ko soxla ci xeex boobu kon na ñëw waxtaan ak ay nawleem ña fa nekk ñëpp ay nawleem lañ teñ bañ di def li arab daan xallif tooraf mooy wuuteeg nit ñi pour ñu xam la amul njariñ Sénégal tey dafa nekk ci guute goo xam ni tey ji dañ ko cee war a génne te dañ cee soxla ku mel ni Bougane loolu wax la bu may wax te moom mu dina ko seetaan dina ma dégg man nekkuma fi pour di wax pour kenn kontaan wala kenn mer ñun dañuy wax pour Sénégal di wax ni Khalifa Sall moo leen mag fuuf te tey jii dafa bàyyi ay ambition yëpp bàyyi lim doon def yëpp pour Sénégal waxuma ni dafa bàyyi ay ambition politique am mais dafa jël temps am coalition boo xam ne 8 mois ñu ngi ciy waxtaan yaa ngi dégg ay nit di ci dox di ci wax yaa ngi dégg ñooñu la ñuy dox di ci wax ñor na leen tey kuy waxal yàlla boo déggee tur wi rek te xam histoire réew mi laa parce que tur duñ ko tuddee yeewi Sénégal yeewi askan wi yeewi askan wi mooy libérer le peuple loolu képp kuy ab sénégalais war nga cee gis sa bopp xam nga lu tax peuple bi da esclavage dafay jaar jàpp njaam ñu yeewoon ñu ci colonisation jaar fi ñu yeewoon ñu ci néocolonisation ñëw gën a yeew réew mi fi ne colonisation bi ñu dund moo gën a metti parce que lépp lu ñu am tey ci ay ressources ñu ngi koy jël di ko yóbbul tubaab yi tey ay ndaw ay gor ñoo xam ne réew mi rek leen ñor ñu mel ni Ousmane Sonko ñu mel ni Barthélémy Diaz ñu mel ni Abdourahmane Diouf mën naa ko ci cité doonte ñëwul woon waaye ma nga wax nañ turam parce que 23 partis ku mel ni Cheikh Bamba Dièye dañ koy fàtte Cheikh Bamba Dièye moo takk boppam fii ci place de leen moo déclenché li daaneel Ablaye Wade ñooñu bu fekkoon réew mi taxul duñ fa dem yaa ngi dégg kon dañoo war a taxaw pour yeewi Sénégal te coalition bi espoir dëgg la lëmb ndax jàpp léegi nag mu des Macky Sall coalition bi dina mën a yeewi askan wi ma daaneel c'est important man de am naa ci yaakaar te Sénégalais yu bari am nañ ci yaakaar di wax ni kenn ku ne nag am nga droit bokk fu la neex loolu it dañ koy nangul ku nekk ñu mel ni ay Thierno Alassane Sall ñu ngi def seen coalition ñu nangul leen ko parce que loolu mooy démocratie mënoo tënk ñëpp ci genn kuréel te ci l'histoire musa wane fii ci Sénégal amul benn opposition bu musa ànd def benn bloc yaa ngi dégg buñ fàttee mais nga jàpp ni kon li président doon wax naan dinaa xàjjale opposition bi nga jàpp ni réussir président mënul xàjjale opposition bi jéem na ko mënu ko am na ñu jël de am na ñu jël ñim jël loolu dinañ ci ñëw ñim jël mooy ñi nga xam ne mënuñoo muñ ñàkk mënuñoo muñ bu mettee ñu toog xaar bu mettee dañuy daw. am nga jàpp ñu rek am nañ lu mën a defal askan wi moo tax ñu fekki lan lañ mën a defal askan wi Omar Sarr lan la defal askan wi ba mu demee ci Macky Sall ak tey yow tey dinañ ñëw ci kaw PDS xam nga PDS nañ continuer ci kii bi coalition bi maanaam coalition bi daal li ma ciy wax est-ce que tey li ma ciy wax mooy le poids devant le pouvoir oui poids la boo xam ni Macky Sall nelawatul parce que ñoom boo xoolee parce que yow yaa toog di wax leader yi fi nekk presque fii rek lañ amee doole Macky Sall tëddatul nelawatul lii maa la ko wax yow tamit coalition bu dajalee Ousmane Sonko yaa ngi dégg PUR nga xam ni ñoom PUR dañoo judd ci xeex màgg ci xeex xam ni ñuy xeexee est-ce que mën nañu réew mi waaw déglu rek PUR nekkuñ fi pour di jël réew mi dañ fay nekk pour
ku bëgg a jaay réew mi ñu taxaw noonu lañ fi mus a taxawee depuis Serigne Cheikh Tidiane si ba tey yaa ngi dégg nga am Bougane day ñëw buñ jaawale Bougane waxul ni dafa génn dañuy waxtaan juboowaat bokk ci coalition bi loolu lu mooy dëgg ku mel ni nga am ku mel ni Aïda Mbodj ak expérience am yaa ngi dégg Cheikh Bamba Dièye bugguma lim ak Pastef rek daaneel na Macky Sall kon leneen loo ci dolli buñ ko tegee ci élection yu leer laa la wax de Sénégalais yi jox seen carte Macky Sall mënatu fee gagné ay élection lii man maa la ko wax jàpp nga loolu non man loolu laa gëm ba koroog may gis leneen tournée économique bi ñu doon def de waaye tournée économique am na ci mbooloo économie moo ñu rey tournée économie bi moo tax mbas mi ne xas ci réew mi tournée politique la woon sax mais politique la ñuy wax tamit waaye tournée politique la woon moo tax mbas mi tasaaroo ci réew mi loolu moom du information xam nga li nga xam ni foofu laay ñëw mooy kaawu PDS dama fi bëgg ñu taxaw fa tuuti maanaam loolu sax doon nañ ci wax mais tey opposition ñii dem nii waaw loolu ndax ça profite à qui d'abord profité wul pour kenn loolu mooy dëgg ñiy wax loolu dañuy nax sénégalais yi amul benn fii ci réew mi ñun fi la ñu fekk ñun tooguñu ba tey ñuy wax ñun lépp daf ñu fee fekk Benno Siggil Sénégal fi la ñu fekk biñ koy tabax Macky Sall bokk ci woon te Macky Sall moo jël nguur gi tey même Benno Siggil Sénégal bañ ko tegee bañ demee ba dernière minute Tanor dafa dem def candidat am yàlla na ko yàlla yërëm Moustapha Niasse def candidat am loolu sax bokk na ci li tax Macky Sall profité jël réew mi waaye amul benn coalition boo xam ni fii ci réew mi dañoo mus a ànd loolu amul ñii dañuy ànd jëm ndax coalition waxtaan la rek ba juboo ñi mën a ànd ñeneen groupe yi mën a ànd mais benn objectif lañ am tey benn objectif la Sénégal yëpp am mooy ñu fexe ba jëlee fi Macky Sall ak nguuram fexe ba Benno Bokk Yaakaar dootuñu mën a toog di buur di bummi ci réew mi comme niñ koy doxee te loolu ñoom ñëpp ci la ñuy liggéey ñoom Thierno Alassane Sall ak ñoom Abdou Mbaye ci la ñuy liggéey ñoom Ousmane Sonko ak Khalifa Sall ci la ñuy liggéey kon kay objectif bi benn la alors ay ponkal nag fu ñu dajee il faut mu am ay xiiroo mais ñu nawlante rek nañu nawlante te xam ni sénégalais yi moom fi mu nekk nii xoola sonn nañ ci li fi nekk sonn nañ tamit ci politiciens yi nga xam dañuy def calcul mooy ab tànk dañ koy tàllal wala ñu bank ko. waaw beneen foofu laay ñëw beneen Abdou Khadre mu di le parti démocratique sénégalais di Abdoulaye Wade moom xaarandi woon nañ ko ci grande coalition bi nga xam ni moom lañ doon annoncé ndax depuis le début ba léegi ñu ngi ci dégg seen tur tey ñoom seen position bi ñu am tey. man li ma ci gëm Abdou Khadre Abdoulaye Wade man dama koy ñaanal mu yàgg fi Abdoulaye Wade tey mënoo wax ci démocratie Sénégal te doo ko tudd xeex na yóbbu nañ ko kaso lu ne mu daj ko gouverner na la ca am ñun ñëpp xam nañ ko am na lu mu réussir bari na lu mu échec loolu mooy dëgg kon moom am na mérite mais Abdoulaye Wade malheureusement amul ndono Abdoulaye Wade amul ndono ñi doon na Abdoulaye Wade na Abdoulaye Wade taxawee woon taxawee wuñ ko li ma gëm mooy PDS parti boo xam ne parti da ngaa jóge ci nguur am ay base fépp ci Sénégal ñu dem ci ay élection Sénégal yi yëpp taxaw di xeex pour Macky Sall jóg fi PDS lànk ni ñoom ànduñoo kenn loolu ay dil la déglu rek ma pare parce que li may wax amuñu ci droit loolu li dal réew mi tey PDS dañ cee am responsabilité Abdou Khadre bàyyil ma àggal parce que li may wax dafa am solo man réew mi lépp daf ma fee fekk man samay ndijaay ña nga PDS ñu ngi may dégg sama famille ñu ci bari PDS lañ bokk mais man kenn moo pour wax sama xalaat PDS amuñu droit li ñu daloon 2017 bi élection yi passé 2019 di leen dalaat gis nga ab tànk dañ koy bank nii wala ñu tàllal ko maanaam nañ tàllal seen tànk ñu xam ne dañuy opposé wu ñu ñëw ci ñiy opposé bu dee dañoo bëgg a ànd ak Macky Sall ñu dem seey biir Macky ci biir APR ñu xam ne dañoo ànd ak APR man lii laa gëm PDS ténor ya fa nekkoon yëpp ana Omar Sarr mu ngi ci APR mu ngi ci APR ana ki Ablaye Balde Benno mu ngi ci APR mën naa fee nekk di lim ana sëñ Mbacke Ndiaye kon PDS ba daan taxaw di résister nekkatu fi loolu mooy dëgg bu dee Karim Wade man awma dara lu ma koy contre mais képp ku gëmloo Karim Wade ni ko day toog Qatar yorub téléphone am pour jël réew mi da koy nax réew mi kenn du ko yàkkale réew mi da ngay xeex ba jot ci Macky Sall mi dafa xeex ba jot réew mi kon bu mu nax boppam erreur mënul weesu ci Karim Wade mu nangu ñu exiler ko lu tax muy nangu ñu koy exiler na dee ci kaso bi Khalifa Sall ngi nii dafa am ngor ñu jàpp ko ci kaso bi mu toog kon Karim Wade bu bëggee jël réew mi na ñëw fii ci réew mi ñoom nag ñoo moom seen bopp coalition bi tamit tëjaguñ ko ubbil nañ ko porte pour ñëpp loolu la leader yi wax démb mais PDS seen taxawaay amul benn sénégalais laa la wax fi mu nekk nii boo xam ne jaaxalu leen ñi nga xam ne nag réew mi leen ñor PDS am nañu ay digne
digne fils nit ñu ay digne fils yu nekk biir PDS gëm seen bopp. ñooñu nañu daan def nañ wax lan mooy seen position. mënoo bokk ci ab coalition pendant 8 mois nga dem ba au dernière minute nga génn naan man d'accorduma kon 8 mois yi loo fa doon def. xam nga lii politiciens yi duñ ko parce que politiciens yi dañuy ragal ku leen attaqué man kenn ñi ma ku ma attaqué la man. li may wax ni dama ko gëm. te ñun réew mi duñ nangu kenn di ko jaay. képp ku bëgg a jaay réew mi dinañ la dénoncer. waxuñu ni nag ni PDS dañ koy jaay mais taxawaay bii ñu taxaw dalul xelu kenn. lii mooy dëgg. taxawaay bi dalul Ablaye Wade amatu ci benn responsabilité Ablaye Wade li waroon a xeex na ko. bu dee Karim Wade lañ wax ni moo yor parti bi na ñëw ñu xam lan mooy position mu leer. Karim Wade moom ku gëmloo ne day toog Qatar di am dara ci réew mi da koy nax ñun dinañ toog fii di xeex yaa ngi dégg suñ bakkan nekk ci risque suñ njaboot yëpp ñu nekk ci risque ñu toog Karim Wade nekk Qatar ñu koy jox réew mi loolu xel nanguwu ko buñ naxante. Ablaye Wade musta dem Qatar dafa ñëwoon fii di xeex ba jot réew mi Macky Sall mi dafa xeex ba jot réew mi kon Ousmane Sonko ak Khalifa Sall dañuy xeex ba jot réew mi. PDS seen position amul kenn ku mu convaincre ku gëm moral ak éthique loolu mooy dëgg. man nag lii ma waxuma ko pour tur parce que man kenn moomu man Sonko moomu ma Ablaye Wade moomu ma Macky Sall moom Sénégal man lépp lu ma wax man la engagé. te ku ma woo ma wax ci parce que li may wax mën naa ko argumenté. PDS bu ñu jëm ci ay élection yaa ngi dégg ñu dem ba dernier moment ñuy wax ay protocole Conakry yaa ngi dégg yooyu ay caaxaan la Sénégalais yi càgg kenn du ko nax ñaari yoon. te wolof nee na ku ndobin rey sa maam boo gisee lu ñuul da ngay daw. kon nañ génn ci caaxaan yooyu ñu nekk bu dee ni réew mi leen ñor. nañu ñëw ci biir coalition bi ñu ngi leen ci woo parce que am nañ fa place. parce que ñun on a besoin de PDS bu ñu waxantee dëgg. ñun soxla nañ PDS parce que xam nañ li ñuy représenté ci réew mi. mais taxawaay yii moom dalul xelu kenn man de dalul sama xel. te man nekkuma ci ay calcul moo tax ni ma ko gëmee noonu laa koy waxee. PDS ak li mu représenté ci réew mi ñëpp di ko bàyyi xel ñu amoon mbégte di leen dalal ci suñu émission sama réew doon dalal le pertinent imam Dramé. imam waxtu ñu joxoon. egg ci pandaw gi. neex na mais xam nga temps bi ñu mayoon. daal dina waxtaan bi day neex ba doo xam temps bi mi ngi dem. lan ngay tàggatoo imam. waaw maa ngi tàggatoo di nuyu Sénégalais yi. di leen wax ni metti na waaye nag. mettiwaay bi moom bu leen neexee mu jeex li fi nekk nii bu neexee sénégalais yi mu jeex élection yii di ñëw nag ci lay war a commencer pour mu jeex nañu jëli seen i carte mu jaral leen lu nekk pour ñu jot seen carte te lépp lu mu jaral nguur gi pour du leen jox seen carte moom mu jaral ñoom ñu jaral leen lu ko ëpp di wax ni bu fi kenn wax yàlla li ñu dal teguñu ko li may wax ni alquran la yàlla moo wax ni man peuple bu nekk nañu taxawee rek maanaam du ma soppi mbiri peuple lu dul peuple bi ñoo jóg soppi seen i mbir inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kon na peuple bi taxaw tem leader yi taxaw tem pour ñu jiital intérêt Sénégal yaa ngi dégg parce que réew mi dañoo sonn ci ay naxante depuis 60 ba tey ñu ngi ñu teg ay deal di coloniser réew mi bëgg a continuer di ko coloniser loolu mënul am ci réew mi loolu moom jàpp naa ni coalition Yewwi Askan Wi pare na pour yeewi réew mi te képp ku koo xam ne nii réew mi dox sa deret di nga ci gis sa bopp man de maa ngi ci biir coalition bi man waaw jërëjëf imam amoon nañ mbégte vraiment kontaan dalal la fii ci suñu émission sama réew di leen jox dig daje incha allah beneen yoon bu ci yàlla àndee jërë ngeen jëf jërëjëf sur Apple Store et Play Store Sénégal 7 le roi de l'information en temps réel.